waaw nit ndaw day daw nii fekk mag ñi toog ñëpp ci penc moom la ñuy liggéeyal waaw waaye yàlla mooy defee noonu kon lépp nag jëlaat nañ ko sante ko Kayar waaw nga xamante ne à travers quai de pêche bi ñooñu teg condition yi nga xamante ne nag ku fa jaar ñu jox la suuf ñu jaar ak ñoom foofu fépp ñu jox ñu suuf si ñu def ci liggéey bi doon suñu premier investissement doon entreprise bi ñu njëkk a ubbi suñu àdduna waaw defee ko fi nga xamante ni moo nu gënal ci àdduna ànd kaak ñi nga xam ñoo gën si ñun ci àdduna muy suñuy mbokk noonu laa démarré. moo nekkoon usine glace bi nekk ci wetu géej. waaw moo nekk usine glace bi nekk foofu. moom dafa mujjee nekk li nga xamante ne moo di station est-ce que mën nga ñu andil lan moo waral mu jógee ci usine glace dem ci station. waaw soxna Ami nekkul station dañu faa dañ faa def ci wet gi ab station ndax station matul li ñu toog nii daanaka boo dem nga station ba parce que man balaa may dugg ci mbir damay càmbar li ci bëgg-bëgg askanu Kayar ak njariñu askanu Kayar à l'époque monsieur le maire Ndiasse Ka yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana ak ñi mu fekkee ñi ko fekk ñëpp proposé na ne naa fa def ñeenti station ndax xaj na fa ndax dëkk bi dafay ñàkk essence ba nit ñi di taal seeni oto di jëndi jiwaala bon diggante bi muy am station ak bi muy tëj xaw naa am benn durée proposition bu ne di nga la fa fekk nit ku ne dina la fa fekk mais li nga xamante ne Kayar dañu ko jox pour ñu liggéey si jariñ dëkk bi jariñ suñu bopp loolu dañu ciy def suñu kéem kàttan ba ilaa yow mi diini looloo tax bi dëkk bi di ñàkk essence ñu am possibilité def fa station bu ndaw ñaari pompe de pêche pour muy jéem a faj soxlay Kayar ci wàllu woowu looloo indi investissement bi ñu Kayar ñu jaaraat fa nu jaaroon génn këyit ga ñu dëkk bi defaloon à travers le quai de pêche réunion waat ak le quai de pêche ñu teg ñu yoon wi ñu war a jaaraat ba mën a def ci wet gi ak station tout temps di sàkkuwaat seen ñaan ak rek seen ak jàppale balaa yàgg usine glace bi démarré waat parce que man damay defar damay réparer damay jaay ay machine glace jaay mburu tey jaay machine glace ama ko yóbbu gën a yóbbu waaw un peu partout dans le Sénégal et dans l'Afrique ba Côte d'Ivoire def naa fa ay installation te yëpp ngi daw waaw yàlla dogal nag bi ma ci gën a bëgg bi ma gën a neex fi ma ko def muy Kayar boobu moo am ay tolof-tolof waaye nañu ko sant yàlla ndaxte diggante bi ma fi defee usine beeg léegi sama waajuru jigéen wàcc na fi liggéey usine bi sax seeyoon te sama waajur dund moo ma gën loon loolu rek doy na exemple ak ba fii ñuy wax lu bari jaar na fi donc dañ koy defaat ak cant gën a wogosu dafa am lu ma italien bi jàngal mu ne ma bul compter ñaata yoon ngay daanu waaye fexeel ba saaboo daanu jógaat kon ñu ngi ci jógaat gi yàlla nañu ànd ak jeunesse su Sénégal Kayar bi yëpp waaw lépp lu nu defaroon mu paan ñu jéem cee nekk rek defaraat ko mu far gën ci barkeb mag ñi barkeb Serigne Momar Dia. voilà am na solo téléspectateur Kayar TV ba tey rek yéen a ngi seen émission ganu ami tey Mamadou Niang gis ngeen ko ni nga xamante ni wax na ko fi nga xamante ni jaar na fi gannaaw bi mu jógee li nga xamante ni moo di Italie daal di ñëw investir fii nga xamante ni moo di ci dëkkam mais ba tey rek Cheikh Bollé dañuy desandi foofu noonu ci investissement yi parce que gis nañ ni que muy comme ni nga ko waxee ci station bi ba si usine glace bi ak li nga xamante ni moo di boulangerie bi tey jii ci yooyu nga xamante ni jot nga ko réaliser yan jafe-jafe nga ci jotaan. waaw soxna Ami jafe-jafe yi moom bëri na lool ndaxte mag ñi dañoo wax ni bëgg a tekki doy na coono waaw ndaxte boo gisee usine bi taxaw boulangerie bii nga toog nii li ko investir mën naa taal usine bi juróomi yoon xam naa ko ndax damay jaay machine yi xam naa li ma la wax boo gisee ma bàyyi fa usine ba tegandi ka fa jublu ci mburu mi dafa fekkoon tamit waa Kayar di jooy mburu faaleen yi ñoom mbay faal ñi ak waa Ndoyeen ñi mburu mi di manqué
ba tey ma ñëwaat ci vision wu Cheikh Bolle fa sooxe toujours fa la sa laay teg sama bët fi jag ba pare intéressé wu ma ña ko jagal yàlla na leen yàlla dooleel ñu continuer di ko jagal toujours rek sama bët maa ngi koy teg fiy manqué ba tey jii glace gi ni muy manqué noonu la ma naxaree te ñu ngi ciy jéem ay solution usine bi tàkk keneen ku fi bëgg a indi usine nit lépp loo xamante ni yéene nga fi Kayar mu dox waaw donc jafe-jafe yi bëri nañ mooy su fekkente ne yaa ngi doog a am sa premier doom muy jigéen sa yaay sax te lay accompagner di fanaan ak yow di la jàngal xam nga donc xar sax bu juree doom ji dañu koy ratal mu nàmp premier nàmp après mu tàmm nàmp waaw nekk self made man moo miti mooy tàmbalee ci yow ci mbir yamale ci ko ci yow di dem dafa metti waaw di nga dajeeg ay blocage yu bari bien vrai que à l'époque ñëwuma rek yenn ku fi usine bi am na suma doomu bàjjan Xure Gueye bu ñuy wax Mor Mbay inspecteur général d'État yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana recevoir na ma palais présidentiel ak tubaab yi ba ñibbee Italie moom noonu li lay waral ne nit topp ay kilifaam da koy may lu bari keroog bañ delloo Italie di réunion tubaab bi nee na dem nañ ba palais di ko dama waat ci ay mbokkam ni Bolle mi kat bokkul ak ay nit ñu ndaw waaw te ba ñuy ñëw ñoom Sénégal maa ngi leen jaarale salon présidentiel lañ leen ubbil salon d'honneur lañ leen teerul waaw maanaam mooy li nga wax léegi ci nganale ñun gan dañu ko loolu la ñu Serigne Modou Aminta moom ngay gis ci moom sax boo demee waaw boo demee noo toll dina la teg ci kaw waaw ndax nee na nit na mu mel ba seet si la na nga mel ba mu seet si la nu ko raw la mel ba fa xam nga wax bi donc ñun wax boobu moom yàgg na kaa dëgtal si ñun te moom lay dundee ak ñun taalibe yi waaw du donc bu ñu amee gan dañu xool lu ñu man ci bégal ka teral ka ñu def ka waaw donc wan ne maa ngi dugg ci mbir ak tàggoo ci côté administration taxoon na ma dem palais Mor Mbay recevoir ma ne ma defeel nii awel nii defeel nii demal ci diw laaj ka lii ak lii utal kayit sàngam tegal nii ndax nag ami ñu ngi doon wax investir ay 400 millions loolu du xaalis bu ndaw ci koo xamante ni mooy premier investissement donc du xaalis bu ndaw te mënoon nañ la see xëy rek ne la ràpp boo ko sàccee baa nga fen baa nga lubal ko yàlla ñu ci yàlla musal da nga wax bi du donc nga doon xale bu tuuti say waajur di ay kilifa ci dëkk bi kilifa yi ci dëkk bi yëpp di say waajur ñi ci dëkk bi yëpp di say mbokk war ngaa jommale di dugg ci mbir sax muy ñàkk a dox di doon ci yow moo tax dañu koy defaat ak cant bi nga xamante ne bi ma tëjee la ñetti usines yëpp tëj man Mbaye Sadi ak Mënzër di baan te umpale ñu dara ñu ngi doon waxtaan li ñu tëjloo même problème bi leen tëj wala waa xam nga fi mu toll nii xam naa di nga dalal yi xaw ma naar libaane bi moom mais Mbaye Sadi di nga ko dalal ndax kuy investir la ci Kayar ku baax la ku bëgg Kayar la ku li ñuy def moom amaana liñ ko fi njëkkee ñëw bariwul ci terrain glace bi mais fekk si nañu fi def si ay innovation ñu ciy diisoo àndandoo aussi def si ay changement mais booba ñu ngi doon jaayee bagu glace pour wax la 800 francs jamono yooyu la ñu doon couper courant bi xam nga man yoroon naa groupe boo xamante ni da doon naan 200 litres taf-taf contrainte yu bari yooyu yëpp de démarrage ak courant bi jàll du simple au double ça veut dire les industriels yi double la ñuy fay donc nga am charge personnelle bi charge administrative impôt tout ça xam nga ak yi nga xamante ne moom nga war a def amortissement de l'investissement xam nga yooyu yëpp étudier woon nga ko préparé woon nga terrain bi am na si yoo xamante ne day xëy bett la nga nekk si di ko lijjanti donc contrainte yooyu tax na aussi
yàlla dogal aussi ne lii fii lay yem xam nga ñu nangu dogal boobu def taxaw seetlu nag taxaw seetlu bi xëy na yàgg na waaw mais boo gisee taxaw seetlu bi tey yàggul mooy heure bi daaw le 16 mars la ñu ubbi station bi daanaka 1 an la am soo xoolee lu tuuti ci ginnaaw daaw foofu yëpp mbalit la woon yaa ngi fa doon jaar waaw foofu yëpp lu ne nga fa doon gis yaa may dégg mais bi ñuy nekk di def suñu taxaw seetlu ba am tuuti pexe def nañ fa station bi def fa tali latérite nettoyé foofu yëpp donc ñu ngi ciy dem ndànk-ndànk pour delloowaat Kayar production de glace bi nga xamante ni bi soxla na ko te vraiment soxla na ko. voilà sànq tamit dégg nañ la sa biir